ne saa bu weer deewee 10 francs mooy dugg ci compte am bi 10 francs dugg benn jour rek mu xëy rek ñu ne 3000 francs dugg na ci compte ñu ne ah kii kat ñu xool gis 3000 francs yu dugg compte bi x la compte x boobu noonu Amadou am na fa procuration wala compte x boobu noonu jaaraat na fa le keneen jotaat si Amadou moom moomaat compte boobu noonu ab dañuy jékki ñu def link bi qu'est-ce qui se passe ñu ne qu'est-ce qui se passe dañuy jékki def link bi ñu ne ah kon ci groupe ba la bokk daal lay taxañ dugale ci groupe ba noonu la chaque jour dañuy xëy rek di doole ci groupe bi saa bu ñu xëy rek dañuy xëy doole ci groupe bi en tout cas c'est très compliqué hein. C'est compliqué c'est très compliqué en tout cas ñu ngi koy ñaan yàlla mu gën ci xat-xat yi Wally Seck jàpp nga ne dina ñëw waaw mais pourquoi pas ah am nañu naan peut-être non moom Sénégal la am man gëwuma loolu mun na waaw daw xam nga daw da ngay daw bi muy neex mooy daw nga xam kañ ngay ñibbisi waaye daw boo xamul fooy ñibbisi ban njëriñ la am Wally Sénégal la am Sénégal la xam donc man moom comme ni ma koy defalee bépp mboolum jullit bu nekk ci xat-xat dama koy ñaan yàlla mu génn si ak jàmm ak salaam yàlla musal ko ci kaso yàlla bu ko ci kaso fekk parce que kaso moom kenn du ko yéene kenn yàlla bu ko ci kaso fekk problème par rapport ak mandat de dépôt bu ñu wax après Sentif parce que Sentif ñi fi jaar ñëpp boo jëlee kaay kii di Farba Tahirou amul dellu ginnaaw de ñoom boo cautionné sax duñ la bàyyi de mais nag Farba nag problème lu muy cautionné kay muy teg la de yooyu gars yi dañ koy fàtte de ñoom la muy teg la de mais ne pas amul fenn fu ñu bind ne ñoom boo ñëwee duñ la bàyyi de c'est que ñoom dañuy teg ci table bi la xam nga ñoom seen dossier benn groupe la léegi yow njàpp buñ la jàppee ci ay nag yoo jël nga dem indi benn nag ne que damay tayle nag bi tamit yenn saa duñ nangu nag bi nga bëgg tayle parce que da nga nag bi tamit yow si blanchiment bi la bokk de loolu mooy problème bi yenn saa mais je pense bien que boo jaaree parce que posé nañ question procureur mu ne leen juge ñooy apprécier rek juge ñooy apprécier su fekkente ne li ñu ko toppee am na caution bu mu teg woon jàpp nañ ne lii kopparam la pourquoi pas ñu bàyyi ko mu ñibbi këram pour man warul mën a am problème mi Sentif di feneen ak feneen loolu code de procédure pénale moo ko prévoir ñoo xool selon li nga xam ne cautionné nga ko su juge bi apprécier ndax da lay bàyyi nga ñibbi si kër wala da lay topp su fekkente ne nag yow da nga nekk benn maillon boo xam ne su la bàyyi nga ñibbi trace yi fu mu nekkoon di nga ko effacé yu nag daf lay jéem a téye mu ngi mel ni cerveau yi xam nga ni ñuy liggéeyee la da ngay topp ay chaîne da ngay topp ay fil da ngay topp ay fil topp bi di xool ramification fi ñu yegg waaye mais kooku boo bàyyi cerveau bi mu génne day wër di effacé rek moo waral lu si bëri yenn saay après da ngay gis ne ñoom pour ñu bàyyi leen ñu dem mais des gens comme Wally ak ñeneen espérons que ne mën nañ am chance bu ñu leen dégloo tamit bu nar a metti ba metti ñu laaj leen caution ñu fay ko dem ñibbi seen kër. ñu teg si table bi pour mun a dellu seen kër. Wally moo ci gën a siiw mais Samuel Sarr aussi tuddaat nañ ko su fekkaat na ko mais beneen dossier bu ko fekk dossier tamit moom tamit bu bokkul ak West Énergie déjà ñoom avocat ñu doon demandé liberté provisoire di wax sa wàllu wér-gu-yaram ak entre autres mais cette fois-ci aussi ce dossier bi nga xam ne Sentif fësal na ko jàppoo ne loolu dina gën a corser son dossier. day gën a corser son dossier même Farba dégg nga ko ci. inculpé waat nañ ko fa mu nekk. Tahirou tamit inculpé waat nañ ko ñoom ay dossier moo leen fay fekkaat. moo tax bi ma déggoon benn waaye ñuy waxtaan mu ne ma non léegi ñu génn wala léegi ñu bàyyi man ko loolu su ma ko gisee mooy dafa am. parce que bu fekkente ne yaa ngi ci biir ñu lay extraire sa cellule indi la tegalaat la beneen dossier yóbbuwaat la te fi ñu toll nii pareeguñu suba mën nañ ko génnal indiwaat ko beneen dossier tegal yanaat ko kooku kañ lay génn parce que nit ñuy liggéeyee la dañuy topp mbir gis dara feeñ ñu ba ko fa toppaat loolu mais à ce rythme là boo ko toppee kooku lu ne mën nga koo sulli. dañuy gas rek reenu ñàmbale kenn xamul fu muy demee. reenu ñàmbi boobu de yal nañu si yàlla musal. amiin yaa rabbal grand mot mu ngi signalé lu am importance moi j'avais même ça oublié ça. parce que Pape Alé ba mu ñëwee woon Wally Seck moom dañ koo joxoon li nga xam ne ambassadeur voilà foofu la si RTS aussi Moustapha loolu aussi beneen casquette la aussi. waaw mais xam nga ak lépp loo munti wax. oui foofu les gens sont en train de faire un mauvais procès à Pape Alé. xam nga lu tax ma wax loolu. oui. Wally Seck c'est un chanteur sénégalais. très célèbre. sénégalais célèbre. te fu mu toll nii moo teg tànk. waaw boo def wàllum ambassadeur da ngay seet ku mën a jaay sa image. ku am image moom mën nga koo jaay. c'est vrai. ba mu koy defar est-ce que dañu ko tuddoon waxu Sentif. dégguñu tudd ko waxu Sentif. ba mu koy def est-ce que dañu ko noonu dafa jaay drogue wala dafa def nangam gisu ko déggu ko. waaw léegi def na ko après mbir mi ñëw na ci ginnaaw ñu ne ba nga ko doon def nangam ak nangam man d'accorduma ci. dëgg la. am na bu ñu ko def produit buy jar ngay jaay ku mën a jaay sax nga jox mu jaay la. bi mu ko doon def ñu bëri bi ñu ko doon critiquer lu ñu doon wax non Wally jàppul ci projet bi contribué wul ci projet bi affaire yu débat bi nekkul foofu. jëloon na ko def na ko ambassadeur ci période boo xamante ne tey jii ñu bëri contre ñu d'accord ci woon ak yu ni mel ak yooyu mais moom moo xam lu mu si jublu mu def ko. la RTS en avait besoin aussi. c'est ça pour mu indi beneen image ak yu ni mel. donte nag
pour faire même sax nu ñu koy waxee sax pour mu am cette adhésion parce que ku wax Wally tu parles naturellement de la jeunesse sénégalaise. de la jeunesse sénégalaise voilà. Donc loolu bu ko defee pour man après lii génn ñu ne non Pape Alé dafa defoon erreur na génn ñu expliquer ñu après mais. Pape Alé si yoonam mi ngi mel ni tey jii nga jël benn jànk sa kër ñu toog quelques jours après ñu ne jànk bi nga ndekete daa mosoon sàcc kër jàmbur ak nangam ak nag mais lu sooy ba ngay jël jànk bi da nga xamoon ne jànk bi mos naa sàcc wala am na ci. donc loolu pour man ay débat la boo xam ne gars yi ñu ngi koy jéem a def Pape Alé et pour man amul benn sens. waaw amul benn sens bu mu koy jël bu doon lii dafa am ba noppi ñu teg si quelques mois mu ne ko kaay ma def la ambassadeur nag souvent ñu ne Pape Alé nag déet nag lii nag c'est leneen nag. mun nañ dem ba retiré ko li nga xam ne moo nekk poste ambassadeur am. je sais pas est-ce que seen sax am na ful ambassadeur yi ñu ko def yow da ngaa dox ba gis ko sax ñu ne ñu ngi RTS ne wala am na fi non dama lay wax rek. lu ma ci bu woon lañu fàttali ni amul benn sens. man de fàtte woon naa ko sax. amul benn sens il a fallu que lii am après ñu génneewaat ko. xam nga façon de faire boobu tamit nañ ci wax quoi. dëgg la de. waaw façon de faire boobu tamit nañ ci wax ambassadeur u lan. ambassadeur u lan man xam nga lu ma gëm liggéey ñu gis les résultats. gis nga peuple sénégalais bi toll nañ foo xamante ne boo liggéeyee am fa nga jaarale say mbir du ma ne doo soxla ambassadeur yi waaye ñoom ñoo doon sa ambassadeur un peu partout. c'est vrai waaw nit ñi kenn mënatul naa forcer gàddu nit naan kii mooy yor image yu kër gi wala kii mooy def nangam ak nangam déedéet. nit ñi ñooy gis daw ñëw jàpp ko. waaw mais loolu laa gëm mais affaire ambassadeur yi sax man ça me laisse perplexe quoi man gisuma ci loo xamante ne c'est convaincant wala loo xamante ne. jar na yenn xaalis yi nga ko ciy dugal nekkal sama ambassadeur ak yu ni mel ak yooyu. Farba Ngom aussi Moustapha suufam yi mujj gi bëri na de ñu ngi koy tuddee. waaw xam nga suuf si. oui li koy expliquer c'est très simple. oui wax naa ko sànq sama bi ñuy dot si biir waxtaan bi suuf mooy moyen bi gën a gaaw. bi gën a wóor pour denc xaalis boo xamante ne daf laa yéem wala daf laa jaaxal. moom Yoff sax lu mu fa am sax il paraît que 251 terrain lim nañ fi terrain yi dul jeex Yoff limal nañ ko fan sax encore. ak fee nu mu koy waxee sax maa ngi fàtte sax. même pôle urbain bu Diamniadio bi am na fa. en tout cas moom dafa mel ni est-ce que moomul finalement moomul dëgg Sénégal fu ne am na fa ay terrain mais xam nga loolu njàpp li koy expliquer mooy. man tey ji su ma ñëwee ma lijjanti benn contrat. foo xam ne sama yoon nekku si. entreprise yu nangam ak nangam ma am fa benn 10 milliards wala ma fa benn 5 milliards mais 5 milliards du ma ko jël dugal ko si compte fii. wala du ma ko jël di ko suul sama kër. mais damay ñëw Yoff ma jënd ko terrain 5 milliards ma dem Diamniadio ma jënd fa beneen terrain 5 milliards toog jàpp sama njàmbur. dem impôt et domaine ñu lijjanti ma sama kayit ma dajale ko ay kayit kese laa yor du ma yor ay milliards. dajale kayit yi tegle ko sama benn tiroir toog jàpp sama njàmbur boo demee sama kër ay carton nga fay fekk yëpp ay terrain la. te ñooñu ñëpp su ma neexee du jour au lendemain su ma soxlaa 2 milliards wala 3 milliards dama koy am fi ma toog kon façon la boo xam ne dañ ciy dencukaay xaalis la ko borom alal yu bëri def. terrain yi ñu bëri mais Moustapha Cissé Lo waxoon na ko fi nee na immeuble yu mag yi ngay gis Dakar yu ci bëri boo ko daanoon alal drogue bi rek nga fay fekk. mais loolu kese la yu bëri yi nga fi gis yu bëri blanchiment de capitaux bi rek moo leen si dimbali. parce que amul tabax boo yëkkati nga yëkkati ñu naan tabax bi day xeeñ drogue amul tabax boo yëkkati ñu naan day xeeñ jàmbaa amul. mais ay façon la yoo xamante ne tey jii tu as tes milliards wala tu as tes millions xamoo noo koy def su ma ko jël yóbbu ko ci banque ñu créer ma mën naa fexe ba jot ci xaalis bi rek wala ma xool nu ma koy jotee ma lijjanti sama benn di ko fay par tranche ñu jox samay ouvrier ñu may tabaxal duñ xam sax ne maa moom kër gi. l'essentiel keneen na dugal naa ko location jox koy entreprise fin du mois jotee kii dugal ma 1 million ma encaisse sama 5 millions fi ma toog jàpp sama njàmbur. chaque mois ma encaisse samay 5 millions toog ñu ne léegi dafa am xaalis fekk nangam fekk xaalis fu mu jógee kenn xamul fu mu doon. donc loolu moo tax lu ñu amoon ci suuf doyul fu ñu mës a terrasser daw nañ ñëw am ci lu ñu am ci suuf doyul parce que loolu mooy dimbali ñu koy defaat xaalis suuf terrain boo ci gis rek jàppal ne xaalis bu ñu suul la terrain boo ci gis jàppal ne xaalis bu ñu suul la bés day ñëw ñu sulli ko loolu nag lañ doon doxalee moo waral lu ñu am ci terrain rek doyul woon. avec toutes ces ramifications Farba moom dafa mel ni comme moom génnagul si guute kii. non du yomb moom mënul yombee noonu. en tout cas bëgg na suuf mais xam nga moom wax na ko waxoon na dafa bëgg suuf mais dafa bëgg suuf mais c'est trop kii boulimie la. naan boulimie foncière moo ci am naan appétit gargantuesque gargantua pantagruel non c'est autre chose. On parle de Farba mais aussi il y a aussi des gens yi nga xam ne ñu ngi leen ci tudd ku mel ni comme Mambo Dia aussi la même chose dafa mel ni comme moom tamit bu ñu creuser dossier mi gémmañ nan ñu koy waxee sax. loxo dina dar gémmañ loxo dina dar gémmañ aussi mais Moustapha njàpp foofu li ñu ciy wax mooy. gis nga ñi fi nekk am nañ bal bi buñ fi yërëm kenn buñ jéggal kenn. comme dem nañ ba tey ji lu tollu 53 millions ay yu toll ci 193 millions ak yu ni mel yëpp ñu koy toppee nit. moo xam da ngay jéem a burux lu ñëw
moo xam da ngay daw moo xam da ngay piis moo xam da ngaa toog di fitasu moo xam da ngay jaay baax ak yëpp nañu yemale ñëpp képp koo xam ne defu na lu defuwul ñu jël ko daal di koy yóbbu fu ñu ko war a yóbbu ñu àtte ko waaye bis bu ñu demee doxal bi ñu gis ne ñi ngi jéem a épargne ñii di baal ñëpp ni day biaisé li nga xam te ne moo di procédure bi c'est vrai ndax loolu moo daloon CREI yi ñu dem ba ci benn moment am ñu bëree bëri dañoo jàpp ne lii daal bañ dañ koo teg pour song Karim Wade kese uniquement te loolu dafa am lu mu bëri lu mu faussé sujet bi te loolu ñoom mën nañ ko éviter su fekkee ne dañ ci ànd ak célérité bañ a épargner kenn képp koo xam ne yoon dafa laa soxla ñu bala nga dem moo xam nga toog di piisaate moo xam ngay baabaate moo xam ngay négocier yëpp ñu ne wëpp demal nga wujji loolu suñ ko defee loo xamante ne dafay jox crédibilité track bi nga xamante ne ñu ngi koy def jëmale ko ci bien yi réew mi xam ne ñu ngi koy jël te waruñu koo jël. Moi je ne dirais pas que ça serait injuste mais ku mel ni ko Macky Sall ak it ak doomam bi nga xam ne à chaque fois il est dans toutes les sauces cité dans toutes les sauces bu seen bu wàllum seen double nationalité yi taxee mënu leen jëli aussi Moustapha loolu aussi dafay injuste tamit pour mën a am nañ ay comptes yoo xam ne bu ñu fekkee li leen di toppee parce que déjà ils sont toujours présumés innocents li leen toppee ba tey ñoo ko def ñoom ñoo war a gën a uyu ji li nga xam ne moo nekk yoon wala sa purger seen ay peine. mais ñii lépp lu leen war dañ ko def déggoo ñu ne am sax ay commission rogatoire yu ñuy def dem ba bitim réew xool xaalis non du ñu bàyyi dara lépp dinañ ko wër te lépp luñ ci wër képp koo xam ne mënuñu koo jàpp buñu demee ba gis ne yaa def mu ñu woo la mënoo ñëw dañ lay àtte tamit mais est-ce que dañu am fekkee Doro Gueye mii leen mënut a jot Mame Mbaye Niang moom génne na ay photo yu bees non mais koo ci waaw génne na photo mais xam nga moom am na au moins loo xamante ne def na ko ba mu demee bële kenn gisu ko sax mu wax non Mame Mbaye kay moom dafa disparaître totalement kenn gisu ko mu wax photo rek la génne réalisateur ana photo Mame Mbaye Niang yi fekkee mën nañu ko wax photo kese la génne waaw day voyagé mu ngi voyagé de mais photo bi kenn daa xam kañ la xamuñu kañ la mais photo bi moom ku xam Mame Mbaye Niang da ngay xam ne photo bu bees waaw c'est vrai photo bu bees la waaw ku xam Mame Mbaye Niang ndur na ma photo bu bees ndur na photo bu bees il a même pris un peu d'âge ak leer bi xaw a avancé ndur na photo bu bees ndur na photo bu bees mais en tout cas du texte lu ko accompagne dara lu ko accompagne donc signe de vie la peut-être waaw di leen wax ne je suis là signe de vie la je suis là mais moom tamit xam na boppam parce que ba léegi kenn gisu ko mu wax kenn gisu ko mu bind engagé wul ci politique deful dara dëgg la jéemul teg mouvement nekkul fay di posté ci page Facebook am nekkul fay naan maa ngi non dafa effacé wu totalement maintenant léegi loolu ba kañ xamuñu te nit ci tax fu mu toll nii dañuy wax rek kii tey ñi naan la mu ngi fii ñi naan la mu ngi fee waaw kenn xamul fu mu ne waaw kenn Mame Mbaye il est là waaw il est là lii photo bu bees la lii du photo bu yàgg lii photo bu bees tàkk la Mame Mbaye Niang ndeysaan mais lii xam nga li tamit réew Sénégal bi nga sàqi nii kenn mëntu koo gis nga ne dafa lan sàkki mooy sàqi loolu si làmb yi la ko dégg non mbër bi sàkki na waaw léegi nga ne moom xam nga sa réew boo sàqee sàkki ça veut dire daw dafay metti waaw dafay metti ba kañ moom est-ce que am na dem na ak njabootam sa maman elle est marocaine papaam peut-être papaam am na possibilité dem seeti ko voilà waaw mais xam nga foo nekk si àddina moom bu sa famille amee les moyens mën nañ la fekk ji fu nekk ba Hong Kong sax bu ñu amee les moyens mën nañ la fekk ji Hong Kong waaw donc wax ji nekkul foofu mais problème mooy sa dëkk bi ngay dem man pour man yi war ci woon a mën a am ko xam nga njàpp dañoo nekkoon ci benn xeex bu jeexee nañ toog assumer Moustapha man loolu laa gëm boo ñëwee ñu jàpp la tëj la kaso neexul mais Karim Wade jàppoon nañ ko fi waaw Karim moom côté boobu moom boo dugg ci politique il faut s'attendre à tout dëgg la de assumer Karim dawul woon bañ ko woowee dafa ñëw bitim réew la ko fekkoon mais bañ ko wooloo daa ñëw wusi ñu jàpp ko te xamoon ne bu ñëw dañ koy tëj mu ñëw ñu tëj ko ba nuñ koy génnewee def ko rapidement fast track génne ko ci dëkk bi lépp moom la mais au moins ñëw na peine bu dul jeex amul penu kaso bu dul jeex amul mais ñëwal nga dund ko après xamoo sax loo ci amee après Moustapha kaso dafa diis mais diis na wax dëgg yàlla diis na loolu moom kaso Moustapha kenn waranteew ko diis na kaso dafa diis mais nag boo dugg ci politique wala nga am yenn engagement pour man da nga war a sóor lépp mais pare moom mii Mamour Diallo ak ñeneen ne fes il a même pris des jours de il a bonne mine nag Mame Mbaye de xam fu mu nekk de waaye dafa mel ni fu mu nekk neex na si moom Moustapha mii du fekkee jàmm Moustapha yi lay def réalisateur bu doy xoolal fu mu toll nii daa bëgg nga déchiffrer kanami Mame Mbaye man du ma ci déchiffrer dafa bëgg nga déchiffrer kanami Mame Mbaye bi on dirait qu'il a bonne mine mais ndeysaan da ngay gis nekk aussi l'âge mu ngi koy rattraper aussi Mame Mbaye il n'est plus jeune aussi mais ñoom ñëpp du ñu ay xale di il n'est plus jeune tey jii maa ngi gis démb benn vidéo DJ Boubsou
mais boo gisee ñoom ñëpp ay DJ Boubs si ndeysaan DJ même mu kii numérique tu sens aussi l'âge